اللهم صل على محمد وآل محمد. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngeeti ci béréb bi ci waxtu wi nga xamee ne moom lañ jagleel émission bi nga xamee ne fii ci 2STV dañuy jëm ci wàllu koor gi ak wàllu xam-xam en général parce que weeru shahru ramadan rek lépp xam-xam la et tey nag ñu ñëw ci philosophie bi maanaam la philosophie du jeûne maanaam ban falsafa lañ mën a jàng ci wàllu koor gi ñeneen ñi nga xam ne tam ay julit lañu bokk ci Musdahir am itam ay perception même dans les significations et dans les mots nan la ñuy dans les significations des mots nan la ñuy mën a fexe ba loolu tam ñu jàngale ci maanaam gis-gis yi perception yi moo tax tey ñu dalal fi Taha Sougou di suñu xarit di nekk nit ku baax di doomu daara également nekk itam ci Musdahir ñoo xam ne itam ci chiites yi ci nga bokk mu nekk lu am solo mais l'islam bi ñoo bokk yàlla ñoo bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk alquranul karim et ci loolu kon ñu rek ubbil la wax la ne la weer wi nu nekk mu di shahru ramadan al mubarak ban philosophie ak ban leçon lañ ci war a tirer avant après et même dedans même. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa tarahama ala ashrafi alxalqi wa aazzi almursalin sayidina wa nabiyina wa habibina abil qasim almustafa muhammad wa ala ahli baytihi tayyibina tahirin warasati risalati wa nubuwa xujajillahi alayna wa ala alxalqi ajmain wa ajjala allahu taala fi faraji waliyihi wa xalifatihi fi ardihi baqiyatihi tayyibati tahirati alladi bi baqaihi baqiyati dunya wa bi yumnihi ruziqa alwara mawlana sahibi alasri walzaman alimami almahdi ibni rasuli rabbil alamin salawatullahi alayhi wa ala abaihi tayyibina tahirin jërëjëf Xaaji Maodo maa ngi nuyu bokki téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi jàkkaarloog ñun aadawo itam di seetaan télévision bi di 2S TV di nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp ci turu Maulana Chérif Mouhamad Ali Haydar nga xam ni moom mooy kilifeek communauté chiite bu Musdahir di jottali nuyoom nag réew mi yëpp ak ziyaaraam di yeesal ci yeesal gum ko taamoo itam defoon na ko ci bi ñuy dugg ci weer wi di ziyaare ñëpp di balu àq ñëpp ci turam ak turu communauté chiite bu Musdahir yëpp di la nuyu di nuyu bokk di ziyaar waa Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla na fi yàlla def jàmm. chahru ramadan weeru koor day yàlla moo ñu ci wax li mu ci wax bari na yaakaaruma ñu mën koo tënk ci benn jotaay yonent yàlla Muhammad Mawlana rasuli rabbil alamin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci lu doy waar suñu bëggee tënk philosophie bi dañuy gàttal joxoñ ndax dañuy wax ne junj dana doy borom xel yonent bi fi xitaabihi at taarixi al jalil dans un discours bu ñuy qualifié d'historique de très historique ndax ba tey jii yatajaawabu sadaahu fi l afaq wa fi l ajyal ba tey jii discours boobu mi ngi continuer di def ay écho at mu nekk mu beesaat ndax at mu nekk gëstukat yi yarkat yi jàngalekat yi diine yi ak fàttalikat yi danañ ci dellusiwaat fàttaliwaat ko nit ñi ndax yooyu suñuy sang bi Mawlana Abul Qasim Muhammadul Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rotal ci weeru koor ba ko yàlla ne aca woor leen ko mu wax ci ak xeet wi yépp ila qiyaami yawmi diin bokk na ca kàddu ya mu ne ñu fi ba muy wax am na fu mu fa egg ba ni du'itum fiihi ila diyafatillah toute la philosophie mi ngi foofa bu ñu ko bëggee xool bu ñu ko bëggee cerner wala bu ñu ko bëggee tënk peeg ko dinañ gis toute la philosophie du mois de Ramadan du siyaam dinañ ko gis foofa mu tënku mu ni yéen ñëpp dañ leen ci invité yàlla daf leen ci woo ngan xam nga ñun ñëpp ay ibadullahi la ñu woon ay jaami yàlla la ñu woon Mawlana Chérif mi ngi koy fesal ci kàddu ci message bi nga xam ne moom la jëmale julliti àddina bi yépp bi ixtilaafi mana asnaafihim
wa tabaqaatihim mu ni ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañu ibadullah la ñu doon tudde mais weeru koor ñëw yonent bi nii nekkatu leen jaamu yàlla mais am ngeen beneen xol la c'est-à-dire am ngeen beneen tur sol ngeen beneen mbubb mooy vous êtes des hôtes de Allah subhanahu wa taala ay ganu yàlla ay gani yàlla ngeen ay gani yàlla ngeen du'aytum fihi ila diyafatillah bu ñu ko bëggee dégg mooy lan Haj Maodo amu ci kenn ci ñun ku kilifa di woo ngan te doo mel ni nga yaakaar ne noonu la kilifa gi gën a bëgg nga mel ko boo dikkee ba mu lay accueillir philosophie bi ñu ci bëgg jëkk a jàngat mooy comme gani yàlla lañu mais ñun ñëpp dañu war a fexe ba doon ay nit ñu baax ni ko Mawlaana Chérif Mouhamad Ali Haydara dinañ koy sërub dënk la sërub njaaga la lu ma ràbb dama ko ci ràbbale di wax ni bu boobaa yow li la yonent bi suggéré fii liñ ci mën a jànge bokk na ci dañu war a doon ñu insoupçonnable maanaam ñoo xam ne dañuy deñ ci tuuma dañuy set wecc ci tuuma suñu melokaanu biti dafa war a rafet lool bu ñu ma woowoon tey ci palais bi ma nekk invité du président de la république nga xam ne mooy kilifa réew mi moo lañ dénk réew mi ndax dara jaam fi mu nekk ni kawe na ku mu woo ngan booy dugg ci palais bi di nga doon di nga mel noo xam ne da ngay doon ku insoupçonnable buñ ñi la xool bu ñu la xoolee rek dinañ jóg nuyu la dinañ la naw ci sa melokaan ak na ngay apparaître maanaam na ngay feeñee ñu lay gis loolu mooy être insoupçonnable bu ñu ko dugalee ci fi rihaabillahi subhanahu wa taala dem dans ci kuurub yàlla dañuy doon ñu insoupçonnable maay dañuy fexe sangu ba set wicc ci biti boo ma séenee xam ni kii takkul dara yére yi mu solkat ay yére la yoo xam ni waa réew mi naw nañ ko ku ko sol ci réew mi buñ la xoolee jox la wegeel laab na set na waaye ci biir samay xalaat ak samay pexe yépp dafay daal di doon ay pexe yu jub ay pexe yu baax loolu mooy être insoupçonnable maanaam dañ wecc ci tuuma daw tuuma ba set ca wicc bokk na ci njàngaleem sang boobu may tudd Mawlana Chérif Mouhamad Ali Haydara jamono bu nekk nee na loolu la weeru koor boo ci duggee nekk ganuk yàlla nga ñëw yàlla ganale la nga ganoo nag nekkatoo jaam mais gan nga tey bu njëkk yow lañ daan sant ngay def pour neexal ko yàlla nee na tey maa leen di neexal parce que samay gan ngeen ndax yàlla moo njëkk a wax ni akrimu duyufakum ci làmmi ñëpp yonentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam teral leen seen i gan teral gan mooy xoolal li ko neex lépp nga defal ko xoolal li mu bëgg lépp nga defal ko xoolal ay sañ day jox ko ak ay sañ-sañam yépp yonent bi ci làmmiñu Mawlaana al imam Jaafar Sadiq salaamullahi alayhi mooy juróom-benn imam yi ci fukki yi ak ñaar yi nga xam ñoo toftaloo te imaamul mahdi nekk ca mujj ga di doomu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def ni ñu doon ganuk yàlla mooy yàlla li moo ñu jëkk a wax ni da ngeen di teral gan comme yàlla bu ngeen dikkee li ngeen bëgg lépp wax leen ko yàlla mu jox leen ko li ngeen bëgg lépp mais nag jëkk leen ko wan ni ko ñu baax ngeen da ngeen a bëgg a doon ay xaritam da ngeen a bëgg a doon ñoo xam da ngeen di des fii rihaabihi da ngeen di des ci wetam ci peggam doon ay dëkkandoom ci àddina fii doon ay dëkkandoom bu ngeen génne ci àddina donc du'itum fiihi ila diyafatillah ay gani yàlla ngeen gan nag ganu kilifa gën a mag suñ ma woowoon tey jii ci palais bi dinaa jéem a mel noo xam ne suñ ma xoolee danañ ma wekk ci melokaanu jëmm mooy première apparence li jëkk a feeñ mais dinaa fexe itam ci sama xoolin ma xoole noo xam ne su ma génnee kenn du ma tuumaal être insoupçonnable les services de renseignement généraux les conseils juridiques les conseils sécurité ñëpp dinañ xool ni il a un comportement paisible correct regardam un regard insoupçonnable la non ni muy xoolee kenn gis parce que nag loolu yëpp dañ ciy bàyyi xel ci misaal laay joxe bu ñu nekkee ganu président de la République su ma yëkkatee kaddu ñu jox ma kaddu may wax dinaa fexe ba kaddu yi noonu ay kaddu yu respectueux maanaam kaddu yoo xam ni bu jibee kilifa gi koy dégg dina yëg ni naw naa ko ci ni may waxee ci réew mi itam dina yëg ni respecté naa réew mi ci samay kaddu dinaa fexe mu xam ni man mii itam respecté naa waa réew mi mais li nga xam ni mooy tax réew mi jëm kanam itam maa ngi ci loola mooy jàmm yàlla su ma woowee ngan su ma ñëwee comportement boobu lay am ci moom loolu mooy être insoupçonnable fexe ba ñi may xool ki may diggaaleel di kilifa gi du gis ci man tuuma ñi may xool mën a njort du ñu njort ci man tuuma maanaam du ñu ma tuumaal ci biir njort
ndax léeg-léeg ñu jiiñ la dara fekk yaa ko def boo ko deful mubasharatan itam nga def ko bi suratin ghayr mubashara maanaam da nga ko def directement mbaa nga def ko indirectement ndax sa doxalin sa waxin sa colin sa toogin sa xoolin ak la ngay wax mën na tax ñu tuumaal la loolu mooy être insoupçonnable fexe ba kenn du la tuumaal ci lenn su ma nekkee ci loolu ba pare su ma paree yàlla mi ngi may xool tu es reçu par le président de la République mu ganale la teral la jox lay teraanga nag ngay dem mu jox lay teraanga yépp ni la maa ngi à ta disposition loo soxla wax ma est-ce que boo génnatee di nga fexe ba les services de renseignement généraux mën a bind ci yow lenn loo xam dina tax président weddi la jaaduwul et que surtout bu la nee cette rencontre là décrété naa ko mu doon annuel l'année prochaine au même moment ci même jour bi dinaa recevoir encore dinaa ko réitérer. maanaam ni koor gi ñëwee at mu nekk nga woor nekk ganu yàlla. léegi ci damay joxe ay misaal pour illustrer moo tax may jël président de la République. mais jërëjëf ni nga ko yow dégg nga ko loolu laa bëgg a wax léegi. bien sûr su ma président defee la loolu ma génnaat est-ce que dinaa nekkati benn sénégalais boo xam ni dinaa fexe justice am ci man aw yoon. déedéet kon ngan googu dootuma ko am. teraanga jooju dama koy ñàkk kóllëre googu dama koy ñàkk martaba bi surtout maanaam noonu mu ma yëkkati boobu mu ma yëkkati nga xam sama lépp mi ngi faju ci moom léegi mu fonk ma léegi dama war a nekk kon un sénégalais modèle sénégalais yëpp di roy ci man fu ñuy waxee lu yàq réew mi ba war a jóg jéem ko wax lu koy defar dindi yàq googee fexe ba ñëpp baax loolu moo war a nekk sama parce que ganuk président de la République loolu mooy du'itum fiihi ila diyafatillah su ma comprendre loolu ci biir wooru ko dinaa fexe doon li yàlla bëgg ci man parce que ganam laa yàlla mu baax mii woo ma ngan ganale ma ci jox ma lépp nag ci discours yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di nga dégg mu naan ñu yàlla dañ di fay lépp xam nga nee nañu booy nelaw sax ñu bindal la tuyaaba mais da ngay nelaw ba yàgg nga yeewu booy jàng alxuraan sax ñu bindal la tuyaaba da ngay jàng alxuraan ba yàgg nga sonn bàyyi booy julli ñu bindal la tuyaaba looy def rek dañ la koy fulal yonent bi dem ci biir kàddu yooyu mu fésal wan ñu ni gis ngeen wan ñu subtilité bi nekk ci générosité bi yàlla maanaam tabek yàlla gi maanaam mbaaxuk yàlla ni mu sewe ak ni mu yaatoo nga xam ne du jeex lépp looy def ni ko Mawlana Cheikh doon waxee ci discours am barki démb moom lay cité fi mu nekk nii mu ni ñu lu extraordinaire la maanaam lu doy waar la xool leen mbaaxu yàlla ni mu yaatoo mu ni ñu anfaasukum fiihi tasbihun seen nokk yi sax yàlla dañ ko bindal jaamuk yàlla tasbih parce que tasbih subhanallah tasbih gu dëggu ci xol yàlla nee na mooy jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla gi mooy jaamuk malaaka yi maanaam boo koy def yaa ngi yéeg ci martabay malaaka yi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub dalay jox jàmm jox la dal yonent bi ni ñu seen lépp mën ngeen ko arrêté à un moment donné ci seen dund waaye nooyi kenn du arrêté nooyi déet nooyi moom fi mu nekk nii yaa ngi def benn émission yàlla ngi la ci bindal tuyaaba mais en même temps yaa ngi nooyi tasbih yaa ngi continuer boo tëddee di nelaw yaa ngi nooyi tasbih yaa ngi continuer booy lekk yaa ngi nooyi yaa ngi def lépp donc gis nga yàlla ni mu ñuy joxe de façon ininterrompue maanaam ci anam bu dakkul yàlla ngi ñuy jox mbaaxam ak yërmande anfaasukum fiihi tasbih nokk yi respiration yi aller retour maanaam xëcc ngelaw génnewaat ngelaw lépp yàlla di la ko defal ak jaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan ñu ngan gi ni ñu ci mel ni ñu yàlla joxe ak jëfam léegi mënuñu yërmande yàlla ci weeru koor nag lépp a ngi ci yërmande yàlla mooy lan xamuñu ñëpp dañ soxla yërmande yàlla ci la ñuy amee wér ci la ñuy amee aajo gu faju ci la ñuy amee teraangay àddina ci la ñuy amee dëkkuwaay ci la ñuy amee confort maanaam li ñu bëgg nga xam ne loolu mooy tax suñu dund dal lépp ci yërmande yàlla lay mate ci la ñuy xoole ci la ñuy gise ci la ñuy amee lépp yërmande yàlla jooju nag yonent bi ni dañ ko rappelé waat ci weeru koor ni ñu ñaar la yërmande ji nga xam ne ñépp a ko bëgg waaye ñépp a koy am ñépp a ko bëgg waaye itam ñépp a koy jot bila istisna sans distinction ñépp a cay jot ku def effort ku góorgóorlu daa ci jot ku yaafus daa ci jot ku toog ci kër gi bañ a def dara daa ci jot kuy nelaw da nga ci jot kay liggéey dana ci jot ñépp dana ci jot mooy rahmaan mooy yërmande yàlla maanaam dafa yaatu ñaar la mu ni ñaar la ñaari façon la deux types dafa yaatu lool nag ji nga xam ni ñépp a ko bëgg mais ñépp a koy am ay tatil jamia ñépp lay ñëw
ak beneen boo xam ne ñëpp a ko bëgg nag waaye ñëpp duñ ko am ñëpp a ko soxla waaye ñëpp duñ ko am ñu ne ko ñan ñoo koy am yaa Rasulullah mu ne ñi ko jël si ñi jóg dem jëli ko. ñi def effort jël si ko moom la waxoon ci beneen nit ñi mi ngi moo ko rizq ñoo yam. ar rizqu imaamu Ali alayhi salaam amirul muminin ndax yonent bi moo ni moom mooy amirul muminin. keneen ku ko tudd turandoo Ali rek nga ci turoo ci daraja jooju waaye moom moo ko jëkk a tudd moom rek moo ko nekk keneen ku ko tudd yow Maodo nga lañ la wooye waaye jëkkoo fi tudd Maodo de. déedéet turandoo jàmbur nga. turandoo sama maam nga Hajj Malik loolu leer na donc loolu mooy amirul muminin imaam yonent bi ni imaamu Ali mooy bu ñu nee mu'min fu ñu ko waxee mooy julit way gëm aji gëm ji fu ñu ko tuddee buy góor muy jigéen Ali nay sangam nee na loolu moo tax yàlla jox ko mbaxanam wala teraangay amirul muminin sangu julit yëpp wala seen kilifa gi leen di digal ñuy topp mu leen di tere ñu war a bàyyi. tax dogguma la parce que danaa la bàyyi ci ligne boobu nga dem mais dafa am benn affaire bu ma intéressé trop. dama ci doon def benn débat parce que te ma fàttali mbokk yi ne Taha mi ñu fiy dalal professeur la chercheur la borom xam-xam bu mag a mag la loolu man attesté naa ko nangu naa ko itam. dafa am ñaari baat yu nekk ci alxuraan ma bëggoon nga def ci digression dikkaat mooy muslim ak mu'min. dafa am ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne soxnaam yi nañu jël seen jalaaba yi. ci alxuraan. muuroo ko pour muur seen karaw. ba seen bañ a feeñ. mu ne ci damir ja ba muy jeex dafa ne wala nisaa'il mu'minina mais waxul wala nisaa'il muslimina est-ce que dafa am distinction que mu'min moo gën a ngand tuuti wala muslim am na tamit beneen ay alxuraan bu yàgg bi gaa yi ñëwee ci yonente bi nag aslam naa waaye fee dafa ni jébbalu si nañu rek waaye voilà léegi qaalu aamanna mu ko nekk qulu aslam naa waaw wala maa yadxulil iman fi qulubihim waaw fi qulubikum waaw léegi nag est-ce que wa maa hum bi mu'minin wala léegi damaa bëggoon nga wax ma ban différence moom ci muslim ak mu'min selon sa ay conviction bopp waaw sa ay entendement bopp en fait waaw après ñu kat ci waxtaan waaw dama koy jéem a teg ci xam-xam li nga xam ne gëstu naa ko di ko teg yi kale ñoon gëm naa ko itam amirul mu'minin boobu da Ali ibn Abi Talib nga xam mooy sayyidu kulli mu'minin mu'min mooy waji gëm ji nga xam ni matal na ponki ngëm yi d'ailleurs sa yitte alxuraan rek na ko ba gaañ a dikkee ci yonent ko ñu de ay way gëm lañu alxuraan ji ko déedéet nee leen bokk ngeen ci lislaam aslamtum jébbul ngeen ne ngeen ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah témoigné ngeen maanaam seede ngeen loolu waaye nag wala maa yadxulil iman fi qulubikum iman duggagul seen xol yi iman ngëm dëgg-dëgg juróomi ponk la noonu la ko chiatu ahlu bayt jàngale juróomi ponk yi da nga koy fas selon imam Jaafar Sadiq te ñoom nee nañ seen wax sama wax imam Jaafar ne sama wax mooy sama waxu baay sama waxu baay mooy sama waxu maam sama waxu maam mooy sama waxu maam rasulillah loolu la ñu tuddee silsilatu dahab ci chaîne de transmission wu hadis mu ni usulul iman usulu diin xam nga ñun li ñu aadawoo wax mooy bu ñu nee diine ñun arkaanu diin ponki diine yi ñoon mooy jullee que noonu ñu teg noonu chiatu ahlul bayt xam nu mu koy jàngale daf lay jafal usulu diin dafa am ay usul mooy des fondamentaux nga xam mooy cosaan bu fa nekkul dara du fa nekk li ci des ay furoo la ay branche la quoi furoo mooy branche yi bâtiment bi ngay seen bâtiment bi ngay seen li mu taxaw nii ak lampe yeeg yooyu ay furoo la daa am ci lu mu taxaw loole mu taxaw bu fi nekkul woon bâtiment bi du fi nekk il faut moom base boobu la julli ci furoo yi la bokk ci lii di génn la bokk azaka ca la bokk aj màkka ca la bokk yooyu ñu xam ca la bokk mais usul yi mooy lan mooy at tawxid ni laa ilaha illa allah nangu ni moom mooy yàlla ñun ñëpp nangu nañ ko an nubuwa teg ca ni muhammadun rasulullah al adl xam ni nangu ni yàlla dafa maandu du tooñ kenn nag du jox kenn lu mu liggéeyul lu mu la jox ci mbaaxam la bokk dafa maandu waaye du tooñ kenn du fàtte jëfi kenn itam mënees na ca yaatu bu fekkoon ne moo ñu tax a jóg al imaama gëm ni yonent bi bu fi nekk jógee ab yonent dootul am waaye am na direction bi li ñu tuddee clergé daan ko wax ci sa jotaay yu dinaa koy dégg nga koy tudd yow lu bare clergé bi bu ma la emprunté mooy imaama googu yàlla nga ko dénk fukk ak ñaar te loolu yonent bi mu koy wax daf ñu fàttaliwaat aaya bu nekk ci alquran ci suratu maida fi yàlla naan yaa ayyuha alladina amanu yaqul yaa alladina aslamu ñu nangu lii kaay leen foofu amanal wax nga gëm la wax ngëm la crème bi la bokkul mbooloo mi bari na waaye ñëpp duñu ay militant
ñëpp amuñu conviction idéologique bi. imaama mu ni ñu. yaa ayyuhal lazina amanu atiiu llaaha. dinaa koy faral di wax bokk yi topp leen yàlla. xam nga Sénégal koo ci wax mu la yàlla lay topp dëgg la. wa atiiu rasula topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñun ñëpp xam nañ ko mi ngi tudd Muhammad ibn Abdullah mooy rasulu rabbil alamin fi nekk su ma la waxee Maodo yow looy jaamu yàlla nooy jaamu yàlla xanaa ci alquran ak sunna maanaam topp yàlla ak yonent bi waaye yàlla yemul foofu daf ca teg wa ulil amri minkum ak ñi ma dénk kilifteef gi wa ulil amri ak borom mbir mi uli jam'u la amr mufrad la kon mbir mi benn la affaire bi lenn la mbir mi boo ko tekkee amr mooy mbir. waaye waxul ulul umur. déedéet boo ko toppee ulil amri ñu yore kilifteef gi nga xam ñooy digle ñu def mooy tere ñu bàyyi al amr al amir. amirul mu'minin ñëw. ulil amri yooyu ñan la yonent moo ñu ko wax ni mu ñu waxee bi yàlla ne julli leen ñun ko xamuñu nu ñu jullee mun ni kaay leen nii ngeen di jullee. ulul amri yàlla sallu kamaa ra'aytumuni usalli. oui ulul amri bi ñu dikkee laaj ko yonent def ni mooy fukki yi ak ñaar nga xam ñoo may doon sama ginnaaw ñoo yore lépp ku leen topp nga yàlla ku leen déglu nga yàlla. ku leen topp déglu leen jël seen njàngale doo wuute ak man ñooñu la Maulana Chérif Mouhamad Ali Haydar di jàngale moom lay fexe Sénégal xam ko ñun ñëpp ñu conscient ci foofu la mu'min dëkk loolu mooy chiatu ahlul bayt waaw mais muslim ñoom moo tax ñu ni ñoom donc gëm nga yàlla tawhid am nga nubuwa am nga adl am nga imaama juróomeel ponk bi mooy miaad ñi nangu juróom yii ci njàngaleem ahlul bayt alayhimu salaam ñun chiatu ahlul bayt noonu lañ ko gëmee noonu lañ koy défendre te it am nañ ci ay lay du rek ngëm goo xam dafa nekk ni rek ci passion c'est pas passion mais ngëm mais man ngeen ko justifier fasa asas qur'an yi am asliyan asas hadis am na ci kutub yëpp seen téere yi ngay gëstoo fi nekk nga xam ne moom lay gëstoo man tam nga xam ñun ñëpp moom la man mi ngi ci téere yi daal yëpp muslim ak buxaari foo dem di ko fa gis léegi ñooñu la yàlla tuddee mu'minuun ña egseegul foofu nag parce que ay daraja la nag doo jóg rek yegg fa ña egseegul foofu muslimoon ñu ngi ci biir islam sama genre gi rek comme man rek ils ont la protection de l'islam islam dafa leen di protéger ay citoyens d'islam lañu ay citoyens xam nga suñu réew mi Sénégal ñun ñëpp ay Sénégal lañu waaye ñun ñëpp tollawuñu nag ñun ñëpp yamuñu de ñun ñëpp ay Sénégal ñoo yem même droit citoyen ñoo ko tolloole waaye nag bu borom réew mi doon dénkaane ay fonctions yoo xam day jëmale Sénégal ci kanam du ko jox n'importe qui day jéem a xool Sénégalais yi gën ci Sénégalais yi mu dénk leen ko ci wàllu yëpp du loolu parce que réew mi lañ bëgg mu jëm kanam ci misaal damay jéem a illustrer ci wàllu googu loolu mooy farq diggante mu'min ak muslim très bien yàlla ni ñu bokkuñu parce que ba gaa yi dikkee ni ko ñun ay jullit lañ ay mu'min la ñu gëm yàlla ne leen déedéet bul na yaa Rasulallah bul nangu confusion bi installé wu maanaam bul nangu lëndëm gi mu dugg ndax bu duggee rek c'est fini nee leen tuub nañu waaye comprendre guñu am yeneen xaddis yu ñëw nag yonent bi ni leen am ñu koy firee nii parce que xubbu aliyin duggagul ci seen i xol gis nga dëgg xaaji Maodo bu jotee dañ koy wax dafay heurté nag léeg-léeg waaye dañ koy wax day naqari xubbu aliyin ibn abi talib yonent bi moo ko wax xubbuka imaanun wa bughduka kufrun bëgg la yow alin mooy ngëm dëgg bañ la moo loolay kufru diggante bi ni mu ko waxee woon ca fële ni yow julli yow yaay ku la nekk mi ngi ci biir islam ku la bàyyi génn na maanaam kuy jullit nga ku julliwul waaw noonu la ko waxee ci imaamu Ali parce que ginnaawam moom mooy li ñu tuddee mooy carrefour bi nga xam ne mooy balise bi moom mooy taqatli kii bi moo tax mu jox tudde ko amirul mu'minin chiatu ahlu bayt loolu lañ gëm moom la ñuy défendre moom la ñuy waxtaane itam te képp koo xam ne kii munsif nga comprendre nga diine dëgg waxuma ko comprendre ko xol bi làqatu de ak xel suggérer sa xol maanaam jox sa xol li nga ko war a jox da nga comprendre loolu. d'accord alors fii ci falsafatul sax Ramadan ba léegi. waaw ci falsafa boobu nga doon wax léegi nii. xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan ne na ngeen dama farataal ci yéen koor. mais comme ñi nga xam ne doon nañu woor. par exemple maanaam njëkku ñoo woor. ban relation moo am ci ñëpp c'est vrai que bokkuñu tamit ni ñuy wooree. alors ban perception nga am ci kutiba alaykumu siyam ci suratul baqara parce que sama maas gi yëpp dañuy toog fii ci télé bi yàlla farataal na ci yéen koor comme na mu ko farataal te ñu jiitu woon. tout simplement def leen ko pour ngeen am piété wala boog laalakum tattaqoon. bu njëkk njàngaleem ahlul bayt alayhimu salaam li ñu jàngal mooy koor yàlla daf ko santoon ñi nga xam ñoom ñooy an nuxba minal mu'minin. nuxba mooy crème bi ñi gënoon ci ay jaamam ñoom Ibrahim ñoom Noox ñu baax ñooñu la ko ci yonent yi jiitu ñoom ñoo daan woor mais seeni communauté teguñu leen ko woon c'était de façon facultative. ok yàlla ni parce que yéen sama vocation ci yéen la ma jublu ci yéen mooy ngeen nekk xayra umma. ñu gën a baax ñu gën a baax
moom ma taxaw. mooy xeetu yonent bi. waaw ma defal ko ci waaw mooy xeetu yonent bi al mu'minuun minhum ñooy xeetu yonent bi loolu la yàlla bëgg ci ñoom ci kaw nag ñu conforme ak njàngaleem yonent bi parce que nekk ci xeetu yonent bi rek taxul aussi nga nekk ca ña gën. nga ànd ci tëralinu yonent bi. maanaam bu ñu nee les Sénégalais sont les meilleures nations sont les Sénégalais loolu laa bëgg mu doon ko. sama réew laay joxe exemple su may joxe lu baax. tekkiwul ne Sénégalais yëpp sont les meilleurs partout. dafa am ci Sénégal ñu ŋànk Sénégal ñoo xam ne defare nañ ko noo xam ne ñoom defar nañ seen bopp baaxee noo xam ne Sénégal dafay illustré wu feeñ comme meilleur pays meilleure nation ñooñu yóbbaale dañuy yóbbaale bu baax waaye du tee boo dikkee Sénégal fekk fi ñoo xam ni dañuy doyadi ni man yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mu ni ñu li ngeen ci am kenn amu ko ci yéen rek ko yéen a ko am ndax yéen la ko yàlla farataal ngeen nangu ko nag ci noonu ndax li mu ñu wax dégg comme ni mu ko waxee fii shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaati min al-huda est-ce que iqra ci weeru koor la wàcc inzal boobu kon waaw ban façon inzal fan la wàcce naka la alquran wàcce ci weeru koor mooy ci la ñëw ci alamu naasuut alquran mi naka jekk mi ngi woon ci xolu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi woon ci yonente bi maanaam kaste ko ci biir mi ngi ci yonente ñu ne yonente bi muy jógee alamul malakut di ñëw alamu naasuut ci weeru koor la kii bu opération boobu processus boobu mi ngi mat ci weeru koor unzila fihi alquran ci la quran wàcc parce que alquran yàlla jàngal na ko rasulullah ba mu laata bind aadama alquran moo ñu ko wax de ba tey bismillahi rahmani rahim arrahmanu allama alquran xalaqa al insan allamahu al bayan moo tax bi mu lay wax mun la alladi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinaati min al huda ñaari huda ñëw na alquran guidance la parce que vocation boobu la am mi ngi jóge ci ki nga xam ne mooy borom guidance mooy borom njub di yàlla bayinaati min al huda wal furqaanu kon unzila day ñëw xam nga boo nee wal furqaanu day nekk fa'il naibu fa'il li fi'l majhul unzila bi yaa ngi may dégg nu xaati ñu ngi may dégg xam naa ne bu ko defee unzila fii qur'aanu hudan linnaasi wa bayyinaati min al huda mu nekk njub nekk ay leeral ay faram-fàcce ay njàngale yu leer naññ ci lépp nag yu jóge ca yàlla wal furqaanu ci la yàlla wàccee waate wala ci yonent bi itam xam-xam yi nga xam ne mooy faram-fàcce qur'an loolu mooy furqaan ilmu tafsilil qur'an ulum tafasilil qur'an nee nañ mooy furqaan foofu ci aaya boobu xam-xam bi nga xam ni mooy faram-fàcce alquran ndax alquran miit kat Maodo wax yàlla la wax yàlla la moom du kon boo ko bëggee firi ci parce que jàng naa arab da ngay juum ndax baat bu nekk la ci yàlla jublu yàlla doo nga ko xam bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi koy firee bismillahi ci turu yàlla arrahmaani borom yërma ji arrahim borom yërma ji yërëm ku ko neex ci àllaaxira kooku ci luxa rek mais lu ci yàlla namm lan la gisoo imaamu ali alayhi salaam keroog ba ibnu abbas di cousin ñëwee ni ko dama bëgg nga jàngal ma alxuraan tam jox ko rendez-vous ni ko boo julee gee nga ñëw ba ñu dikkee ñi tàmbali tafsir ba daf ni ko léegi fan la ñuy tàmbalee mun ko yaa ko xam yow sang bi mun ko wax man ana saar wu jëkk ci alquran ibnu abbas ni ko saar wu jëkk ci alquran de mooy fatiha mun ko kon nañ tàmbalee ci fatiha léegi wax ma aaya bi jëkk ci fatiha mun ko aaya bi jëkk ci fatiha mooy bismillahi rahmaani rahim imaamu ali defaraat toogaayam toog ni ko nañ tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim tegal ko ci waa baat bi jëkk ci bismillahi rahmaani rahim ban la mun ko bismi mun ko kon nañ tàmbalee ci baat bi jëkk léegi baat bi ñaata lettre ñaata xarf la mooy ñaata lettre la mun ko ñett mun ko ana bu jëkk mun ko baa mun ko nañ tàmbale ci baa bi ñu tàmbali imaamu ali alayhi salaam mooy baabu madinatul ilm yonent bi ne may xam-xam mooy bunt bi di ko wax ci baa bi sens baa bi li yàlla jublu ci baa bi di ko ci wax muy bind di enregistré di wax muy bind di enregistré bañ nodd fajar te jeexaluñ ci baa bi jeexal xaajul imaamu ali ni ko wallahi maa ngi lay waatal ci màggu yàlla ci mbaaxu sama sang sayyidi ibnu ammi rasulillah mbaa xam gi ni bu ñu yàlla dolli waatan ci guddi gi ma dolli waat la ci maanaam baa tegal ko ci ni ko maa ngi waat ci mbaaxaayu yàlla ni law shitu su ma neexoo la ko doon jox tey boo doon wax 70 gëléem da nga naan 70 conteneur rek pour ñu comprendre mën naa ci chargé bind ci ay taalif
yu chargé 70 conteneurs yoo xam benn bu ci nekk du ma ci wax lu wuute ak li yàlla namm ci baatu baa bi loolu mooy lan Maodo mooy alquran kon wax yàlla la nañ ko bàyyeeg ñu ko xam. waaw waaw wax dëgg yàlla. looloo taxoon yàlla ni ñu bu leen aventuré wu bu leen ci dugal seen bopp ci géej gu ngeen xamul dem leen ci ñi ko yor ñu jox leen ko te nag kenn yoru ko kudul ñi nga xam ne maa leen setal ci xam-xam du ñu gàtt laa yamassuhu illa al mutahharun ñu ñëpp ñu ngi koy firi du ko laal. ismu maf'ul la ismu maf'ul. maf'ul la mutahhar. ismu maf'ul mooy ku ñu mooy fóot ku ñu setal. kon am na ku ko setal am na mutahhir. ci waaqi'at. waaw gis nga mutahhar bu dikkee mutahhar mooy ku ñu setal ku ko setal am na ku ko setal kan la. ah yàlla xanaa wax nañ ko fële ci suratu ahzab mu demaat ci suratu ahzab ni ñu innama yuridu llaahu ñi ñu setal wax na ko ki setale wan na ko yàlla dafa namm ci coobareem décrété li yudhiba ankum rijsa ahlal bayt yéen waa kër yonent bi wa yutahhirakum mu setal leen tathiran wicc maf'ul mutlaq la c'est-à-dire mu setal leen de façon absolue nañ set wicc du ngeen taq ci bàkkaar du ngeen juum du ngeen gàkk du ngeen am lu ngeen xamul ci xam-xam wal furqaan xam-xam bayinaati minal huda bayinaat day faram-fàcc lépp minal huda jóge ci yàlla. d'accord ñu def foofu benn point parce que man maa ko bëgg a doxalee nii émission bi nga ñu danañ ci dikk léegi ci tathir boobu nga def léegi dafa am benn boroom xam-xam bu mag ci réew mi xam naa ko sax suba xarit la Ahmed Khalifa Niass moo ko wax ci jàpp la ko wax nag dafa ne moo ko wax man dégg naa ko ci moom gis naa aaya bi lu naqaree grammaticalement am na ay atfu Ahmed Khalifa Niass nee na képp kuy jàpp dangaa waroo sang say tànk da nga ko war a masaa moom loolu la wax nee na ragg gi moom kenn waru koo def dañoo war a masaa tànk yi léegi est-ce que loolu techniquement ci luqa arabia lu xaw yi ci aaya bi mën nga ko démontrer yow. mën nañ ko démontrer maa ngi koy. d'accord nga ak moom maa ngi koy ziare moom. Ahmed Khalifa Serigne Ahmed Khalifa Niass. d'accord nga ak moom suñu mag la suñu kilifa la d'accord naa ak moom à 100% ndax moom nag borom xam-xam la. bu baax Ahmed Khalifa Niass kenn du werante ak am xam-xamam mais kenn du werante culture générale am. dafa culture gum am culture. yaatu dafa yaatu waaw. waaye nag il fait des recherches kenn du werante nag ak ñeme gum ñeme. waaw moom yoon la moom man bokk na ci ñi may qualifié ci réew mi ni moom day laa yaxuduhu fillaahi lawmatu laa'imin. kooku mooy Ahmed Khalifa Niass maa ngi koy ziare au passage di ko kii waaye li mu wax alquran la wax. fentu ko du waxi boppam te alquran la ko wax ñii raxas kay lañ war a laaj maa ngi fàttaliku suñu mag ci daara ji suñu baay sax Haaj Moustapha Guèye. mos naa dégg mu wax ko ci rajo bi moom itam. xooluma ko mu wax ne dañoo war a. nii ñii raxas lañ war a laaj fu ñu ko teg waaye ki ni dañuy masaa moom kenn waru koo laaj fu mu ko teg dégg naa loolu mu wax ko ci rajo bi waaye li am solo mooy li alxuraan wax raxas bi. raxas bi kon xam nga yàlla fi bu ngeen jógee dem ji jàppi. waaw ida qumtum ila salaat ci sourate Maïda. bu ngeen jógee di jàppi déglu ma. faghsilu wujuhakum na ngeen raxas seen kanam. lu mu ca teg. waaye di wa atfu ak seeni loxo. kon nooy def loxo bi da nga koy raxas. raxas waaw ah. ca njàpp ma yaa ngi ci njàpp ma waaw kon raxas nga sa kanam mun la raxasal sa kanam ak sa loxo. lu mu ca teg wam saxu ngeen daal di. masa seen bopp. lu mu ca teg wa arjulakum ak seeni tànk. mu jeex tàkk. alxuraan loolu la wax c'est-à-dire que de façon claire et nette amul sax subha léegi nag. grammaire yi wa arjula yooyu yëpp intéressé wuñu li ñu intéressé mooy wax ji waaw gi foo koy teg. atfu la atfu. waaw gi foo koy teg léegi suñ la nee raxasal sa kanam ak sa loxo boo nuppee nga masaa sa bopp ak sa tànk nga dem raxas sa kanam ak sa loxo masaa sa bopp raxas sa tànk def nga lu ñu la sant alxuraan waxu ko. logique gu aaya bi bu ñu dugg sax ci grammaire yi yëpp nee nañu nas bi nga def ko la ak arjuli yëpp c'est la même chose. parce que wajee tax. waji moo tax yàlla dafa indi ñaari verbe irsilu laver raxas leen seen loxo bu ngeen paree ci raxas loxo bi ak seen kanam te ngeen massa seen bopp ak seeni tànk yàlla kay nag du juum ci wax te yàlla nag du ko incohérent
léegi nan la yàlla waxee lii pare ñun ñuy raxas pare yàlla raxas laa ni bëgg a wax te répété waatu raxas bi lu tax boolewu ko fële ci raxas ba doo ko wax masa bopp kon d'accord nga Ahmed Khalifa ci à 100% parce que ñun man loolu laay def loolu laa gëm loolu la imaam yi jàngale Serigne Ahmad Khalifa Niass li mu wax loolu la imaamu Ali jàngale loolu la imaam Hassan Mujtaba jàngale loolu la Fatimatu Zahra jàngale loolu suñu imaam yëpp ba ci imaamul Mahdi loolu la jàngale chiatu ahlu bayt aynama wujudu fi l aalam fi jamii buqaa al ard les chiites partout ils sont dans le monde ci kaw suuf noonu la ñuy def ci seen njàpp parce que loolu lañ jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam c'est clair donc lu may def d'accord ak moom 100% parce que ni mu wax noonu laay def man waaw wax na ko ci benn télévision mu ne kuy raxas sa tànk yow yaa war a indi lay ok waaye kii Massa moom mi ngi ci dëgg man duñu lay waa léegi yow li nga jàng ak comme da ngay def recherche lu indi raxas bi man parce que loolu tamit c'est une question ah non mais attends dana yaatu xanaa loolu est-ce que léegi dafa am xadis bu ci wàcc wala diw nee na nang mais attends doomu aadama yi nag dinaa la wax leen ci kii bu fekkee gëstu nga xadis li tax léegi ñu indi mustalaxul xadis mu nekk benn fànn boo xam day gëstu xadis pour éviter li ñu waxal yonent bi ñu bañ caa topp ndax buñ ko toppee topp ci erreur loolu mooy lan dañoo waxal yonent bi lu bëri lu mu waxul te dara amu ci bari na du ci njàpp rek du ci julli rek amul benn domaine booy jël boo xam boo fa duggee doo ci gis ay xadis yoo xam dañuy tuddee xadis daif sax dañ naan wooy bariwul doole mais marfuud bari na marfuud mooy des xadis rejeté baaxul ñan ñoo ko rejeté xadis yooyu ñu tuddee marfuud bi bëree bëri ban dinaa dégg man ay waraatekat yu toog ci seen plateau yi di ko indi di ko évoqué comme ay lay te borom xam-xam yi gëstu xadis nga xam ne ñun jox nañ leen crédit maanaam jox nañ leen kóolute ci la ñuy def wax dañ koo rejeté waaye li ñu bëgg a wax mooy yonent bi toog na ci jamono woo gaañ ca pénc ma maanaam ci jàkka ja ni nag maa ngi dégg ñu ngi may waxal lu nekk kasura alayal qiil wal qaal ñu ngi may waxal lu nekk may dund su ma fi jógee xam naa dina gën a bari waaye day man taqawwala alayya fal yatabawwa maq'adahu min an-naar ku ma waxal lu ma deful lu ma waxul na préparé cellule bi muy dugg ci safara loolu mooy lan ñu ngi koy waxal lu mu waxul dinañ continuer di ko wax xam nga lu tax yonent bi carrefour la bu doy waar jaay nañ ko marchandise politique nañ ko wute nañ ko maqaama wute nañ ko daraja wute nañ ko xaalis lépp ci qaala rasulillah parce que doomu aadama la yàlla binde noonu am na ñoo xam ni dañoo mel ni Yuusufaal seen yoon nekku ci bu seen intérêt taxawee ils s'en fichent ñu wax lu leen neex ci yonent bi wala ñu ne yonent bi daf baax yàlla daf bari yërmande xaaral ma wax lii rek pour jàll su ma paree tuub kalaasu Yuusuf Fall gi noonu la ñuy def kon gaa yaa ngi utiliser hadis yoo xam ne bari na ci jamono yonent bi ñu daan wax yàlla ne yonent bi nee na bi fi yonent bi jógee bari na ñoo xam ne wax nañu yonent bi nee na loolu benn yonent bi wax daan ñuy avertiraat ni ñu na suñu leen waxalee nag yéen ñi nga xam ne yéen nit ngi wut dëgg xam nga wax na leen pour ñu koy waxal lu dul dëgg ni yéen ñi dégg ci man nag natte leen ko alquran suñ leen waxalee ci man loo xam ni kii gis ngeen mu nekk en contradiction en nette contradiction maanaam mu wuute ak li alquran wax sànni leen loola dañ ma koo waxal waaye waxuma ko ndax man du ma wuuteek alquran ana alquranu naatiq may alquran ji wax ak yéen du ma wax mukk lu wuuteek alquran Ahmed Khalifa léegi su ma alquran ne raxasal sa tànk ci njàpp waaw raxasal sa tànk waaw ma xool mu leer ñu ne ma yonent bi daf doon raxas tànkam ci njàpp alquran ni ma masaa ko dama naan lii dafay bokk ci li ñu waxal yonent bi te waxu ko histoire nag wax na ci lu bari daal l'histoire wax na ci lu bari bu fekkee ne émission bi dafa demoon foofu dinañ ci waxtaan waaye d'accord mais dama leen laajaat beneen laaj ñu doog a dikkaat ci falsafa parce que li nga wax ni daf ma intéressé parce que dama bëgg bokk ci ñiy gëstu Ahmed Khalifa Niass comme sama xarit la mën naa ko cité ku baax la dafa wax ne yokk waasit boobu yokk kawar googu ñuy wax ne ku ko def nga lu xaraam ak yooyu mooy li jigéen ñi di yokk karaw yooyu nee na loolu hadis boobu wérul amul wala boog nañ ko interprété du noonu nee na yokk googu nee na nekkul lu xaraam Maodo arab bokk na ci xeet wi gën a bari karaw arab waaw soxla wu ñu yokk wax dëgg yàlla naar yi soxla wuñ yokk karaw kon man soxla wu ñu yokk karaw alwaasila wal mustawsila boo demee ci ulama chia toj nañ xadis bi ni waasil ak mustawsila mooy ñi nga xam ne dañ doon dafa am lu ñu tuddee buyutu diaara des maisons closes ñu koy xamee yoo xam ne dañ ko fay def pour njaaloo pour officialiser maanaam njaaloo commercer ko comme ni koy gisee ci suñu réew yi léegi ñooñu ko daan def waasil bi da daan am koo xam ne moom mooy servir de médiation
mooy waaw ci ulama yi li ñu ci wax nga xam ne gëstukat yi gëstu nañ ci lu bare wax ci loolu ñi nga xam ne ñoo daan service de médiation kële bu dikkee soxla jabar joo xam du jabaram parce que bëgg naa faj benn soxla ci biiram am na ñoo xam ñoom ñooy dox loola kooku mooy waasil bi mustawsila bi mooy ki nga xam ne moom mooy jaar ci médiation boobu di dem ci kële boobu donc ñaar ñi njaaloo def njaaloo gi ak ki nga xam ne moom moo ko dox ba mu antu ñooñu la yàlla wax foofu ci yonent bi dox ci xadis boobu foofu loolu la fay wax waaw maanaam kon loolu mooy sababu nee nañ xadis boobu loolu moo ko tax a jóg waaye alwaasila wal mustawsila affaire karaw yooyu yokku karaw ak yokkum karaw nekkul woon ci aaday arab yi bokku ca woon kon arab soxlawul yokku karaw c'est-à-dire que kon ñi wax ne lu ñaari kalima yooyu waasila boobu nga wax ak mustawsila boobu nga xam ne ki yokku nit ñee ko tudd mais karaw tax ko woon a jóg du doon karaw gi ñi doon nga xam ne kër yooyu nga xam dañ fa daan dugal ay jigéen am ñu ñëw di ko def baat bi ñu ngi koy jigéen ko moom mooy diaara la prostitution ci cadre prostitution la mooy cosaanu xadis bi mais pas ay problème de cheveux parce que d'ailleurs li ci gëstukat yi indi ko très bien mais li may tax dama lay jox foofu crédit parce que li nga wax noonu li tax mu doy waar mooy xadis bi yëpp yàlla yonent bi tudd ci karaw déedéet tudd ci karaw waasila mustawsila ana karaw gi kon amul karaw nekk foofu waaw léegi lan moo ko yóbbu ci bopp bi arab yi te arab sax dafa bari karaw dañoo bari karaw naari seen karaw yi day wàcc mais léegi lan moo indi comme li ma la wax léegi lan lu indi raxas tànk yi lu indi karaw gi ci li ma la wax rek li ñu waxal yonent bi bari na lool lu bari indi nañ ko dem nañ am na jamono boo xam ne buur yi lépp loo xam dafa daan dal ci seeni politique soit dañ ko enlever dindi ko mbaa ñu désorienté ko soppi sens bi bokk na ci bii bokk na ci hadis bi waaw parce que nag ñoom ñoo amoon le pouvoir de censure maanaam téere sàngam bind nañ ko na jàll wala bindee du fi génn jàppaleen ma ko bind ñu jàpp ko tëj baa ñu jàpp ko rey gas téere ba suur censure bari woon na yonent bi ci boppam sax dañ koo censuré ndax ay hadis yu bari yu mu bindoon dañ koo lakk lu tax ñu ko lakk lan moo tax ñu lakk ko nee nañu dañoo bañ mu jaxasoog alquran du loolu lañu wax waaw kon ñoom lu tax ñu lakk hadis yonent boobu bu ñuy bañ mu jaxasoog alquran alors que ci seen biir néegi mu àllaqatu saba mi ngi woon ak ñoom muy ay diiwaanu poème yu arab yi lu tax poème yooyu avec leur beauté ak leur style ak ñaw ka ga ñu amoon ragaluñu mu jaxasoog alquran lu tax lakkuñu ko yaa anguille sous roche am na lu ca làqu kon prétexte bi mooy loolu waaye volonté bi ko sous-tendre maanaam li nekk ca biir dëgg-dëgg du loolu hadis yonent bi defal alquran defar ko mu nekk téere yàlla ni téere la mu defar ko teg ba mu ñoŋ mu teg ko ci ay loxo yu wóor ñu ni dañuy bañ ay waxam jaxasoo ak alquran moo tax ñu lakk ay téereem ñu lakk hadis yi ngir xamal la ne yonent bi ci boppam moom la njëkk a censuré ñun ñoo ko censuré ñun xeetam ñoo ko censuré maanaam ñun ñu yore woon pouvoir bi ginnaaw ñoo censuré yonent bi censure boobu ñu ko doon def ci lañ doon continuer di censurer képp koo xam ne kii Alaaji Maodo Faye am na xel bu rafet am na fit am na ixlaas sellal gu toll ni li yonent bi wax dina ko génne mu bind ko ñu feeñal téere bi ñu jàpp ko duma wala ñu tëj ko ci kaso bi jël téere ba lakk mbaa ñu suul ko am na ci ñoo xam dañ daan bind téere ba noppi gas ko suul dem wax ko seeni xarit yoo xam am na ci ñoom kóoluti ne ma nga ma suul bërëb sàngam su ngeen demee ba ak dal am ci réew mi na ngeen ko sulli nit ñi jariñoo ko. très bien li nga ma wax ne dafa ma indi ci beneen niveau maa ngi ciy waxtaan ak sa benn xarit léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci jamonoom daana correspondre ay risalaat ay lettres yu mu daan yónnee ci gouverneurs yi pour ñi ñëw ci l'islam mais ana lettres yooyu. waaw man tam de dama koy laaj ba tey jii dama koy laajte de loolu yëpp bu ñuy dikkaat ci njàngale bi yonent bi. wala yooyu bokkul ci archives yi. war nañ ko wut de en tout cas umma bi waroon nañ ko laajte yonent bi da daan bind da daan liir mënoon naa jàng mënoon naa bind. ñu ne mooy rasulul ummi yi. waaw ummi yi bii def mën nañ cee wax lu bare waaye yonent bi mënut a lompoñ mooy laago ca jamono boobu ñàkk a mën a bind ñàkk a mën a liir laago gu mag la jàngu ko fenn nag kenn jàngalu ko da ko judduwaale xam lépp. yàlla ko jàngal lépp. waaw Ali ibn Abi Talib fu mu jàngi bind ak liir kan moo la mën a wax ci histoire ni professeur Sanga moo ko encadré te nee nañ moo daan bindal yonent moo ko daan liiral fu mu ko jàngee bu ko Alioune amee judduwaale ko kay yonent bee ko ëppale. waaw mais rasulul ummi yi mooy koo xam ni selon les traductions coraniques. en tout cas l'interprétation du Coran. dañ ko yónni ci xeet woo xam ne bon est-ce que xeet yi mooy ummi yi wala. su fekkee ni ummi yi su fekkee ni ummi yi mooy koo xam ne. jàngul mënut a jàng mënut a liir mënut a bind. loolu mooy ummi yi. kon waa Màkka ñoom ñëpp kon mënuñoo bind mënuñoo liir parce que yàlla tudd na leen ummi yi
huwa alladi baasa fil ummiyina rasulan minhum ñan la waa Makka du waa Makka boo ko defee extension yow ci ummiyin nga bokk parce que yonent yàlla Muhammad yàlla daf ko yónni ci ñun waa Sénégal kon que ñun tam foofu ñun waa Sénégal ummiyin lañ bokk foofu par extension am déet waaw buñ ko ñoddee waaw par extension parce que dañ ko war a extend dañ ko war a yaatal huwa alladi mooy buur bi nga xam ne baasa mooy yónni fil ummiyina ci ummiyin yi bu fekkee ummi mooy illettré ku munta jàng munta lire kon ñun ñi ay ummiyun lañ parce que yàlla yónni na yonent bi ci ñun boo ko restreindre nga yemale ko nga ni waa Màkka lay wax kon koy waa Màkka ay ummiyun lañ ku leen dàqoon a bind ak dàq lire donc il y a anguille sous roche. waaw parce que mënuñoo nekk ummi yi ba pare mën a jàng. mu te nekk dafa am loo xam ne te Màkka lu jiit loolu doon nañ bind ay poème di. ñoo fi dàq bind mu àllaqaat saba xam nga lan la ay poème la ay recueil de poème la yoo xam ni yi gënoon a baax la dañ daan def foire ñi gën a fort poème nga xam kenn dajjegu leen dañ daan dégg wékk ko ci Kaaba gi 7 recueil la woon. juróom-ñaar recueil benn bu nekk dañ ko daan jaay comme foire ña ko bindoon dañ ko bind dañ daan ñëw di ko jënd di liir. ba noppi yàlla na yónni naa ci ummi yi. ñu ni ma li nekk foofu yont yàlla Muhammad du ko mën a liir bu ko tiimee du xam lu ca nekk. waaw Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam bu tiimee téere bu mu mën a doon bu ko xoolee du xam lu ca nekk. bu ñëwoon tey boo ko joxee portable bi gën a sophistiqué tey jii du ci mën dara yont yàlla Muhammad yàlla ni ko moom mooy xasanatu ilmillah magasin bi def xam-xamu yàlla yépp moom la lii yépp xam-xamu yàlla la yonent bi mën naa liir mënoon naa bind waaye jàngawu ko ci kenn ku dul yàlla. sinon laaj bi mooy imaamu Ali nañ ñu wax kan moo doon professeur am ku ko jàngal. mais dañ wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que loolu lépp leeral ko pour mu am solo ci jullit yi baax na dañu wax ne am na bis mu jël décision dogal bëgg a bind dara. waaw bëgg a bind dara pour bu fi jógee loola ñu topp ca mais am na ci ñu ko waroon ci teggi ni wax am na ñu ko waroon ku ne doo ko fi bindee ndax li nga ni wax doy na ba noppi. léegi cela veut dire que kon mën naa bind. dafa mën a bind waaw ci mooy ci rasiatu yawmil xamis. waaw parce que bu fekkente ne il avait la décision d'écrire c'est parce que il le savait. voilà aktubu lakum loo ma bind faalu ma daanee la ma bindal leen kon man ma bindal leen kon kay mënoon na ko. yonent bi am déet waaw lu ci bëri dañ ko waxal ndax gaañ yi ginnaaw bi am na ci ñoo xam ne dañoo ñëw ci kaw di liggéey nag pour wàcce dara jaam. d'accord xaaral ma jël kenn ki ndax léegi waxtu allo mbokk mi allo asalaamaaleykum voilà xam naa ngeen baal ma rëcc yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ci sulhu Hudaybiya biñ ko bindalee Muhammadu rasulullah gaa yi ni ko noo rasulullah bi ñu d'accorduñ ci dafa ne ki doon bind am tegal sama loxo fi rasulullah bi nekk mel ni kon xamu kon yonent bi jaahil la am na lu mu réere bu ñu nangoo lool rek yonent bi dañuy nangu ne kon am na lu mu réere ci xam-xam te mbind aar la mën a liir xam-xam la ku ko mënul am na ak gàttañ lu goo am gu nekk foofu mooy kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummi yi googu mu doon am na geneen firi. ah bon nee nañu ummi yu mooy ko jug Makka maanaam ki dëkk Makka le mekk waa parce que yaa boobu yaawu nasab la yaa bi yaawu nasab la annabiyul ummi yu bokk ci waa ummi yu yaawu nasab la annabiyul man gisuma ci làkku arab avant alquran di wàcc fenn fu arab di désigner ku munta jàng munta lire di ko désigner comme ummi jaahil lañ ko daan wax kon ñaari kon kalimataani la jaahilu ak ummi yi jaahil mooy ku mënta jàng doon lañ ko daan def ku lire ko xam munta jàng mbind ku jàng munta jàng mbind mun a am accès ci xam-xam yi mun a caa yegg kooku la ñuy tudde woon yonent moom laa gis ci arab ummi yu googu yaa ko loo koy tuddee yaaw nasab la su Makka dee ummul qura am na ay mufassir yu ñëw wax loolu Makka bu ñu dee mooy ummul qura mooy turu Makka bu ummi yu dikkee dañ koy def nasab ci Makka dañ ko koy askanale mu dem comme nga ni Sénégal yi wala Dakar yi c'est le Dakar waa Sénégal yi sénégalais mais pourquoi mutafassiruna ñii firi en fait l'écrasante majorité am na ñu ko def xam nga lépp mi ngi dikk rek ci am na ci yoo xam ni ba ko buur yi décrété benn mufassir firikat alxuraan ñi ma cee dellu siwaat dañuy bàyyi noonu voilà mais al aimatul maasumun salaamullahi alayhim li ñu wax mooy seen maam rasulillah musoo ko mën a indil bataaxal bu mu mënta jàng mënoon naa liir mënoon naa bind waaye liir moomu ak bind moomu jàngewu ko fenn ku lu ci yàlla subhaanahu wa taala mbokk mi allo asalaamaaleykum
waaleykum salaam wa rahmatullah. bismillah. Hadj Maodo. kooku. ñu ngi lay ziar Oustaz Mamour Fall bu LCS. bismillah tafadal. ñu ngi lay ziar di rafetlu waxtaan wi. di xamal Oustaz ne ko. moom ak Ahmed Khalifa Niass. li nga xamante ni ñu ngi koy wax. man jàpp naa ne xëy na ñaar li ñuy wax bëgg a def buzz. Allô? Malheureusement il n'a pas terminé ses propos, bon c'est pas grave. En tout cas yow li nga wax alquranul karim la. waaw xam-xam soxlawuñu buzz. waaw on n'a pas besoin de ça hein. Non buzz affaire ay mots forgés la par. c'est yu terre à terre. waaw c'est terre à terre maa ngi ñaan quoi maa ngi ñaan ñiy wax quoi. xam naa itam Ahmed Khalifa Niass soxlaatu ko. waaw vraiment bu dee siiw la vraiment. ñi ko gën a siiw ci réew mi bareetul. waaw vraiment. dañuy jàngale xam-xam jéem ko xam la nag. teg ko ci ay. très bien moom lay def très bien moom lay asaas ilmiya. maanaam ci ay fondement xam-xam yu en fait très bien merci le professeur. je veux tout simplement dire que ñi nga xam ne ñooy woote. ñu essayer soigner bu leen neexee seen ay propos parce que ay buzz affaire yooyu affaire xale la Ahmed Khalifa Niass kilifa la ku siiw la soxlaatul siiw vraiment xanaa man mi sax li may gàtt am naa ak siiw kii tamit jàngalekat la chercheur le professeur la il est en train de discuter des faits coraniques yu mu teg ci xam-xam bon s'il y a quelqu'un boo xam ne am na xam-xam bu dindi loolu nañu wax ko rek mu jeex tak allez tu continue. kon yonent bi mooy xam-xam fànnu xam-xam amul benn fànnu xam-xam ma dikkaat ci bu yonent bi réere amul ci bu mu réere lépp la xam amul fànnu xam-xam bu ñu réere parce que loolu la ñu al aimatul maasumun imaam yi nga xam dañoo mucc ayib jàngal amul xam-xam bu mu réere te it loolu la alquran wax amul lenn lu mu réere loo xam ni doomu aadama dina ko soxla te bu dikkee yonent bi ko jox lépp imaam yi wax nañu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan na bind di liir ci lu mat 70 langues yoo xam ñu ngi ko doon bindee di ko waxee ci àddina bi ci jamono boobu daan na bind di liir ci lu ëpp 70 langues juróom-ñaar fukki làkk yu ñu daan bind ak a waxee yonent bi ci daan bind di ca liir rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy xasanatu ilmillah moom mooy magasin bi nga xam ci la yàlla sotti xam-xamam moo di itam ayatullahil kubra misaalum yàlla mi gën a mag maanaam tegtalu yàlla bi gën a mag buy tegtale yàlla Muhammad ibn Abdullah la di rasulillah mooy yonent bi du am lenn lu doomu aadama di puukare woo wala doomu aadama di ca exceller maanaam di ca nekk jàmbaar di ca wane boppam lu dul bu dikkee la mu ca xam day toll ci toq géej boo ko gam-gamlee ak la ca yonent bi xam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yow daal su ma la déggee mooy yonent bi léppam xam-xam la. lépp xam-xam la lecture ak écriture bi nga xam ne mooy asaasu xam-xam amul benn xam-xam bu ñu bëgg a siiwal te du basé wu ci lecture ak écriture yonent bi ko gënoon a xam ñëpp. beneen bi ci des bi ko yàlla wax ak moom ci saar wi njëkk a wàcc Jibril ba mu dikkee lu mu ko wax. iqra mooy lan liiral lii. mooy jàngal mooy lecture. ijjil laa wax alif ba a ba bi as mi allahi rahman ijji loolu mooy kay leetar yi fi nekk yonent bi xam na ko masque yi yonent bi xam na ko mu dem iqra beneen bi ci des Maodo yonent bi moom mooy gaanaawu alquran moom la yàlla sant mu defar alquran parce que mission la yàlla bu ko wàccee ba pare téere bi yonent bi ko war a defar ba mu ni képp mu teg ko fi am déet bu fekkee da koo bindulu jox ko yéen wut ay secrétaire du nee nañ amoon na kutaabul wax yi ñoo koy bindal te am na ci ñoo xam ne ay tuubeen yu bees la ñu woon ñu yonent bi nekk di ko binduloo mu war a bind wax yu bi aay bi wàcc yonent bi dicté ko mu bind ko ba pare nga ne ma yonent bi il est incapable maanaam amul benn possibilité corriger xool loolu ko waajee bindal baax na am baaxul ndax kooku juum na ci wala juumu ci nga ne yonent bi mënu ko woon ça veut dire que donc possibilité am na kon alxuraan am lu ci glissé lu ci mën a bokk te yonent bi amul benn possibilité maanaam amul benn sañ-sañ wala man-man corriger ko ndax mënu woon a lire ay incohérence la yoo xam ne jullit yi dañ ay laago la yu ñu indaale ba nëgëni si ñu ngi koy teg di ko ànd ak ñun di dem ak ñun jullit nag li ñu yàlla sant mooy nañu doon ñoo xam ne dañuy wut xam-xam fu ñu toll di def ay recherche waaw dañu war di améliorer wu jamono bu nekk très bien koor mii nga xam ne moom la ñu doon waxtaane ak philosophie am bokk na ci li ñuy suggéré mooy ñu doon ñoo xam ni dañuy delluwaat ci alquran parce que yàlla nee nañu référence koor mooy alquran unzila fihi alquran hudan li naasi wa bayyinatin min al huda wal furqan bu ñu defee loolu alquran ni ñu
mais da leen def tadabbur da leen réfléchir. afalaa yatadabbaruuna alquran am ala qulubihim aqfal. da leen ko gëstu di leen ko settantal bu leen fanatique bu leen demee seen xol jàng leen xam parce que su ngeen xamul du ngeen mën a jaamu yàlla du ngeen xam li yàlla bëgg su ngeen xamul du ngeen xàmmee li ci taq ak li ci taqul du ngeen xàmmee li ndox mi indaale te bokkul ci ndox mi parce que dinaa koy faral di wax l'islam ni ñu ko jotee ñun suñ yonent bi mu génnee àddina ak léegi xam nga ñaata at la boo defee calcul bi rek 1427 ans junniy at ak ñeenti téeméeri at ak ñaar fi at ak juróom-ñaar ci ren bi yonent bi génnee àddina ak léegi ñu jox nu loo xam ne fekke wuñ ko ndox mi walee Madina di ñëw jaar fu ne traîné ci àll bi lu mat 1427 ans nga ñëw rek nga ne am nga eau potable di nga naanaale am ñax di nga naanaale lu ci bokkul nañ segg ndox mi pour mën a am eau potable bu set ci waxin mooy foog ñu gëstu nangoo gëstu nag. très bien nangoo gëstu boobu. ndax waaw allez-y am na lu alquran di yedd. bal nattabi ma alfayna alayhi abaana. abaana. loolu mooy tradition. abaana al awwaluun. tradition mooy loolu maanaam tradition. loolu la ñu tuddee le mimétisme. nii la ko ñëpp di defee nii laa koy defee nii la ko ñëpp di waxee nii laa koy waxee te amuloo ci firnde ju la wóor. laxdar yu. te laxdar yu. maa ngi dégg benn waay naan nañ ko war a lakk. fa juum de am na ñu koy wax. dafa dañoo juum de wala ba respecté wu ñu mag bi Sénégal gii suñu base xam-xam laxdar yu la ñun ñëpp fa la ñu dale fa la ñu dale mu nekk téere su ndaw xam boo ca paree rek daal di am guu ci xam-xam mi ngi ñaan ci bunt bu njëkk ba naan ñu awwalu ma yajibu ala al mukallafi tasxiixu imaanihi c'est parfaire mooy defaraat. mooy boo demee ba nekk mu kàllaf ràññee nga xam ne nag yow gàll nañu jëf léegi. Malheureusement que waxtu bi dab nañu ay yéya maa ngi jégalu bu baax a baax ta xam naa ne loolu Laxdari bi maa ngi sant di la ci gërëm sax ci li nga wax téere bu baax la xam naa ne yow ku ko bëgg nga ndax jàngale nga ko te xam naa ne tam jàngale nga sa wayjuru góor daana jàngale muxaddima di jàngale risaala def majalis yi fii ci Cheikh Khalil fii ci biir Sénégal jàngal sa papa jàngal na ñu bari yow mii jàngal nga ñu bari Laxdari bi tëralal nga ko ñu bari heureusement que nga ñëw ci bëgg Laxdari bi tamit ndax tasihul iman nit ku su amul parfaire gën a defaraat imaanam réfléchir du ñëw lu ñëw rek ngeen ko xërëb te doo réfléchir tamit yàlla dafa waxuñu woon loolu afalaa yanqiluun afalaa taaqiluun looloo ko indi woon yàlla jàppale la xam naa ni waxtu wi nag daf ñu dab ci télé bi yàlla na yàlla defal la sutura mbokk yi kon lii rek moo doon waxtaan wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.